Okay. mbokk yi daleen ak jàmm ci seen émission femme leader niñ koy defee nag dibéer bu nekk tey ñu amaat mbégte di fi dalalaat beneen jigéen muy wuyoo ci turu Yo Guyaber nekk rek njiitalu collectif Stop à la mendicité des enfants moom nag la ñu am mbégte tey di dalal ci dibéer bi la ci seen émission femme leader madame Guyaber nuyu naa la. man tam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax merci Rosalie. ci dalal bi. maa ngi remercier tamit maa ngi nuyu ñi déglu ñëpp daal auditeurs yeeg auditrices yi. moom nag la ñuy dalal tey moom moo jiite collectif Stop à la mendicité des enfants madame Guyaber d'abord wax ñu tuuti ci seen association boobu ci seen collectif boobu. d'accord collectif bi en fait 2014 lañ ko sanc. dañu wax ne que vraiment ni ñu gis xale yi ni ñu demee mënuñu bàyyi noonu léegi mu am association yu bëre yoo xam ne dañu ñëw ñu ne xaaral ñun ñëpp ñu màngoo ñu def collectif boo xam ne dañuy wax ne daal doy na sëkk daal. donc en fait ni mu tudd sax dafa tudd doy na Stop à la mendicité des enfants noonu la tudd dëgg kii bi collectif bi. léegi am na ay association yu bëri yu ci nekk ñoo xam ne ñoom dañuy jàppale xale yi d'habitude daal yàgg nañ ko di def di leen jox ñu lekk wala di leen solal wala yooyu mais nee nañ dañu sonn daal xam nga dañu gis ne lépp lu ñu mënti def rek du doy xale yi dañuy gën a bare di gën a bare fi mu nekk nii dañu ne ñoom xanaa bon dañu war a dafay mel ni dañu war a arrêter géej gi ak seeni loxo daal. loolu mënuñu ko donc léegi nag ñu ci gën a bare daal dañu ñëw ñu ne ñoom vraiment léegi dañu bëgg daal ñu def ko man maa ko jiite parce que man dama ko yàgg am problème ci loolu. ak xale yi musuma supporter di leen gis ci mbedd mi. bu yàgg ba tey donc dama doon xool naka laay def pour ma jàppale leen man musuma bokk ci benn association bu leen di jàppale di leen jox lekk wala yooyu. mais vraiment man dama leen bëgg a libérer c'est-à-dire que ñi leen di jox lekk ak yooyu yëpp am nañ ci droit ak itamit baax nañu seen xol yaatu na mais comme ni benn écrivain bu mag doon wax Victor Hugo dafa nekk. moom misère bugg ko mu am lu ko neex daal daf ko bëgg a supprimer. génne ko. voilà ci français ñu naan moi la misère je veux pas comment dirais-je la soulager je veux la supprimer. parce que xale yi boo leen joxee daal tey suba doon ko amati boo leen joxee lekk tey suba ñu dee xiif boo leen joxee lu ñu sol bu subaa ñu nangu ko donc ça sert à rien association yi koy def yëpp ñu ngi ci mais sonn nañu ñoom ñëpp ci seen bopp ñoom ñoo sonn ci seen bopp daal ñu ne ñoom gis nañu li ñuy def jëriñul dara léegi am na benn nu mu tuddati benn loi nañ ko appliquer mu jeex léegi ñun suñu association bi suñu collectif bi pour loolu la nañu arrêter mendicité ñun laajuñu leneen lu dul ñu arrêter ko mendicité des enfants suñu yoon nekkul ci adultes yi mais xale yi ñoom nañ ko stopper vraiment parce que dañu tumuranke trop. yéen naka ngeen di liggéeyee yan seen activités yi lan ngeen di def concrètement. ñun léegi activités yi ñuy def yëpp pour arrêter stopper mendicité la donc ñun demuñu ci ay séminaire rek ay yu kenn xamul ñun état bi moom la ñu jiiñ yëpp état bi lañ ko jiiñ fi mu nekk nii ñun xeexuñu ak kenn xeexuñu ak parents yi xeexuñu kenn état bi la ñuy xeexal parce que état bi moo ko def lépp loo xam ne lii am na ci dëkk bi te neexul état bi du fi am. donc état bi moo ko def moo ko bëgg moo ko toléré. voilà donc léegi ñun suñu par exemple dañ def benn manifeste boo xam ne dañ ci wax ne ñun état bi rek la ñu jiiñ yëpp parce que état bi en plus minute bu nekk mu dem di def ay séminaire rek yu kenn xamul ci ay hôtel yu mag ñu invité ay ñu mel ni ñun ñi ay association ñu ñëw toog di waxtaan ci seen climatiseur yeeg yu kenn xamul te xale yi di tumuranke toujours depuis ay attaque
at noonu la ñuy doxalee. ñun bëgguñu bokk ci loolu ñun dañuy nekk ci mbedd mi dañuy def ay manifestations yu mag di jël askan bi à témoin di leen wax naan leen voilà ñun li ñu bëgg a ngi nii dégg nga parce que boo demee ba bokk ci yooyu rek dañ lay kii daal maanaam dootoo waxati dara. nga nekk ci yooyu ñu lay tuur lëndëm minute bu nekk ñu ne la suba dinañ ko régler daara moderne yi suba dina kii ni katana alors que defuñu dara. defuñu dara. dinañ ci gën a xuus sax mais dañuy tàmbali rek ak lii di situation xale yi boo ñu ko doon def xale yi nekk ci mbedd mi ak seen situation ban jàngat nga ci am ban gis-gis. non situation bi dafa metti situation bu metti dañu tumranke xale yi dañu tumranke parce que gisal da nga leen di xool man léegi nii bi may ñëw nii ak taxi bi ci boppam moo ma doon won mu ne ma xoolal xale bi amul sax 3 ans mu ngi taxaw ci mbedd mi nii amul sax 3 ans mu war a traverser mënul sax traverser boppam loolu naka la ko nit mën a gisee di ko accepter xale yi ils sont de plus en plus jeunes dañu tuuti ay cuuc la ñu nekk léegi ci mbedd mi lu bëree boo leen gisee ñu ngi am ay góom seen bopp yaa ngi am ay góom nuruwuñu lu wér dégg nga amuñu xaalis bu ñu lekkee lu baax xaalis boo leen jox même boo leen joxee lekk xam nga ni ñu koy def dañ koy jaay pour mën a joxe ci ngoon si liñ leen di laaj loolu mooy problème bi c'est-à-dire que man léegi bu may jox xale yi lekk sax man dootuma leen jox ci xaalis te maa ngi ñaan askan bi yëpp kenn bañatee joxe ci xaalis xam nga bu ñu arrêté joxe xaalis bi yëf yi dina arrêté boppam parce que xaalis boobu mu ñu leen di jox moo leen di tumuranke loo ndax loolu la nit ñi leen di yónni ci mbedd mi loolu la ñu bëgg tey tamit am na ay sëriñ yoo bare yoo xam ne duñu ay sëriñ jàngaluñu leen alxuraan jàngaluñu leen dara dañoo ñëw ay criminel lañu dañoo ñëw indi leen jële leen ay yeneen dëkk indi leen feesal leen ci ay kër yu bon yu insalubre léegi bu subaa teel ñu jël ay pick-up feesal leen ci ba mu fees yóbbu leen ay kalobaan ak kenn xamul déverser leen fa ba 22h ñu ñëw jël siwaat leen ñooñu jàngulu alxuraan jànguñu dara ay criminel la ñu dañ leen di exploiter ak di leen def esclave donc nañu waxante dëgg Sénégal dañu mën a maslaa nañu bàyyi maslaa bi ak bàyyi wax yu neex nañu wax dëgg bi comme ça ñu génne xale yi ci mbedd mi am na ay kër yu bëre yoo xam ne Géejawaay par exemple préfet bi fa nekk dafay démanteler ay kër yoo xam ne yi dañuy ñëw jël ko loué ko feesal ko ak ay xale yoo xam ne tous les matins dañuy dem tous les soirs ci guddi la ñuy ñëw mu jeex jànguñu dara am donc ñooñu dañuy sax yàq deru sëriñ yi ndax jànguñu dara jànguñu ko. yow da nga gëm ni vraiment loolu ay acte criminel lañ ay mafia dafa mel ni genre mafia criminel la. pour man mafia la loolu. donc il faut que état bi jóg ci parce que bu ci état bi jógoon léegi mu jeex. en plus dafa am benn loi boo xam ne loi boobu dañu wax ne dañu tere mendicité. loi boobu kenn appliqué wu ko. man li ma xalaat ne waa assemblée nationale dañoo juum ci bi ñuy def loi boobu xam nga dañu def loi boo xam ne dañuy interdire mendicité yëpp ci Sénégal. loolu pour man juum la dañu waroon interdire xale yi parce que naka la ñu mën a interdire mendicité yëpp ci Sénégal ak ay adultes yeeg yëpp. alors que bu ñu interdire woon xale yi rek xëy na mu gën a neex a appliquer daal. xam nga donc man maa ngi ñaan député yi buñ ma dégloo bu dee ñu ngi may dégg ñu xool naka la ñu mën a améliorer loi boobu ba ñu mën ko appliquer parce que fi mu nekk nii xale yi laa bëggoon ñu interdire leen ñoom adulte Sénégal naka nga ñu ko mën a interdire yelwaan bi loolu moom dafay metti bon am na tamit beneen affaire boo xam ne Sénégal boo leen waxee ne leen dañu war a interdire mendicité ñu ne la waa mais sarxe kenn mënu ko interdire parce que suñu aadaak yooyu dañuy bëgg kuy sarxe waaw mais kenn interdirewulee sarxe man bi ma nekkee France yàgg naa France bi ma nekkee France sénégalaise laa dama daan sarxe fan laa daan dem dama daan dem ci ay mosquée dégg nga jàkka juma bu ma demee ma fëgg dafa am benn porte boo xam ne dañ fa daan bind don
bu ko defee bu ma ñëwee bu ma amee lu may sarxe par exemple weeru koor damay dem sarxe foofu te da ngay gis weeru koor dafay bëri ay yu ñuy sarxe foofu fii mun nañ ko def au lieu ñu topp ci xale yi ci mbedd yi di leen sarax dañ ko war a réglementer dañ ko war a réglementer di dem ci jàkka yi wala ñuy dem sax ci daara yi man sama wetu kër bi ma dëkkee zone A dama amoon benn daara bu nekkoon sama wetu kër te daara boobu bu ma defaree laax dama koy yóbbu foofu ñu ma sarax xale yi ñu lekk moo gën ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu pervers yeeg bandi yeeg ñëpp nekk ci seen kaw lakkal leen wit sonal leen ba pare ñoom sax ci seen bopp dañ leen di délinquant loo parce que dañ leen di yónni ay yu bon di leen sant ay yu bon donc il faut ñu jóg ci loolu Sénégal dafa war a sénégalais bu bëggee sarxe dafa war a def effort dem fi nga xam ne foofu la ñu war a sarxee mu sarxee fa te xale yi génn mbedd mi. ñu fàttali ne rek yéen a ngi déglu seen émission femme leader tey ñuy dalal madame Guyaber jiite collectif stop à la mendicité des enfants madame Guyaber yow li nga gis moo di rek gouvernement bi nguur gi moom mooy responsable parents yi nag. man en fait waxuma sax ne nguur bi mooy responsable man état bi laa wax xam nga état bi sax moo gën a kii nguur bi parce que nguur bi dañ naan gouvernement bu tey bi la mais du gouvernement bu tey bi xam nga voilà donc moo tax ma naan état bi la donc préfet yeeg ñoom ñëpp ñoo ci war a jógandoo état bi la bon donc léegi parents yi man en fait accusé naa leen te accusé wu ma leen accusé naa leen parce que ñoom ñooy jël xale yi di leen joxe souvent pour affaire xaalis itam parce que xale yi dañ leen di yónnee fin du mois ay xaalis ak yooyu yëpp xam naa ko mais accusé wu ma leen jiiñu ma leen parce que itamit état kii nu mu tuddati bëgguma jiiñ koo xam ne kii mënaluma ko dara parce que parents yi lan laa leen mënal mënuma di dem ci kii nu mu tuddati kër gu nekk di fëgg di leen expliquer même lu ma expliquer ci rajo yeeg ci journaux yi parents yi bëre yoo xam ne yi duñ ko déglu duñ ko kii donc en fait man dama bëgg a def loo xam ne lii moo gën a yomb ci man balaa may accuser ñi nga xam ne ñii mënaluma leen dara ma accuser ki nga xam ne kii moom moo mënal dëkk bi dara te moom moo war a protéger xale yi parce que état Sénégal dañu waxante suñu dëgg dafay dem di signer à l'international ay traité de convention de protection de l'enfance te bu koy def journaliste yëpp dañuy ñëw toog ñu nekk di wax ay wax yu neex naan dañuy signer lii katala te defuñu ko donc nañu def seen responsabilité état Sénégal moo war a def responsabilité ba mu mat war a protéger xale yi parent boo xam ne bii da ngay def loo xam ne li bokkul ci loi bi dañ lay tëj bu dee marabu la itamit dañ lay tëj bu fekk ne defoo lu bokk ci loi bi tey jii ku sàcc dañ lay tëj ku sàcc même lu ndaw sax ci marché bi dañ lay jàpp dóor la ba nga dee yóbbu la police waaye xale yi ñoom lu ñu leen def rek baax na kenn du leen de wax dara ñu ngi lynché ay sàcc yoo xam ne yi des fois sàcc yu ndaw la ñuy sàcc ci marché bi ñu lynché leen waaw xale yi nag ñoom mën leen a rey mën leen def lu leen neex gisuloo ki gaañu bu yàggul ñu dóor ko ba mu dee ak keneen ki ñeneen ñi ñu rey Thiès loolu ñun ñu ngi toog rek di xoole te tey jii bu fekk ne woon ne tey sàcc la ci mbedd bi bon dee na bu yàgg il faut que suñu société ñu xoolaat suñu bopp ñu seetaat suñu bopp askan bi il faut mu réfléchir ci yu bëre daal. mais ci wàllu xale yooyu ay baat jóg nañu ku nekk yaa ngi condamné acte yi. waaw mais condamné bi est-ce que bon après dañuy toog ñu nelawaat bi affaire kii bi jotee. Médina bi lan moo xewoon. waa politiciens yeeg ñëpp ñëw condamné ñu def ay loi wax a wax 2-3 mois après qu'est-ce qui s'est passé rien mu jeex naada loolu nag mooy problème mu Sénégal il faut que ñuy jóg ci ay affaires yu mel nii parce que bu fekkee ne nit dafa rey nit rek ñu daal di ci jóg nii wax mu jeex après ça sert à rien donc il faut que ñu jóg ci tuuti ñun sax ñu ngi bëgg a def benn rassemblement boobu ba tey mais amuñu autorisation yeeg yooyu donc dañu bëggoon def benn rassemblement place du souvenir pour
pour juste prier pour Dame ki gaañu woon noonu ki ñu dóor ba mu dee. dañu bëggoon a indi ay bougies ak yooyu prier pour moom prier pour victime yi nga xam ne xale yi ndaw yi yëpp. léegi biñ ko waxee waa place du souvenir ñoom ñu ne ñoom mënuñu ñu jox autorisation bi pour ay questions sécurité. bon donc léegi ñun tam ñu dem préfecture lundi. boobu dimanche lañ ko waroon def donc dañu defoon publicité bi ci Facebook ak yëpp ba mu am ñu bëre ñoo xam ne dañu naroon ñëw. dañu amoon nañ sax benn imam ak benn prêtre bu naroon ñëw pour ñaanal kooku yooyu daal en fait c'était juste pour se recueillir. léegi problème bi mooy amuñu autorisation boobu. pour yow lan moo tax ñu tere leen ko. man en fait problème sécurité bi ñu ma wax c'est que c'est vrai que 2 jours avant. wala 3 jours avant dafa amoon benn alerte à la bombe ak yooyu xëy na loolu la. bon donc en tout cas bi ñu waxee loolu ñun tam ñu ne garaawul léegi ñu dem ci Facebook ñu ne leen mënatuñ ko def. le lundi ñu dem préfecture ñu ne ñu def beneen demande pour ñu dem place du place de l'obélisque. pour dimanche bi di ñëw. mais ñoom tam ñu ne ñu place de l'obélisque dafa am ñu fa nekk déjà dimanche. donc léegi nag ñun tamit ñu ngi def demande parc de Hann pour seet nagam est-ce que dinañ mën a ñëw foofu dimanche. parce que tamit il faut ñu may ñu daal foo xam ne fii mën nañ fa dem recueillir daal. parce que nit ñu bare bëgg nañu def loolu. donc ñu ngi xaar autorisation bi. d'accord espérons que dinañ leen ko jox. gis nañ ni également am na foo yëkkatee kàddu pour wax ni xale yi nga xamante ne ñoom ñooy yelwaan dañuy entretenir ñu bëri. bokk na ci parents yi. marabu yi ak même ONG yi. ben oui. est-ce que loolu. foo ko teg. loolu man fi ma ko teg dama ko xam parce que ONG yu ci bëre am na même pas ONG ci boppam en fait ku jóg rek. ku jóg temps yi moom ku jóg rek def sa association xale ku jóg donc maa ngi leen di gis yu bëri ci Facebook ñoo xam ne ñii dañuy arnaquer nit ñi di def association pour xale di yërëmtalu waa France wala ay nit ñooñu di leen yónnee ay dons ak yooyu ñu koy lekk bon ONG yi ci boppam boo leen gisee tamit ñoom ci loolu la ñuy dundee c'est-à-dire am na si ay ONG yoo xam ne. dañu am seen ay 4x4 dirigeants yi am seen ay kër yu baax ak yëpp li ñuy dépenser pour xale yi boo ko xoolee par rapport ak seen budget du bare tu vois donc loolu lan moo ko indi c'est que taalibe boo waxee turu taalibe rek ku ci mel ni Union européenne wala ay PNUD wala yooyu dañ lay financer boo nee taalibe rek moo boobu kooku boo ko waxee rek ñu daal di lay génneel xaalis jox la ndax dañuy foog ne da ngay def ay kii noonu. moo tax ñun par exemple suñu collectif bi ñun bëgguñu ko ñu financer ñun ñooy financer suñu bopp. te ñun dépensé wuñ sa xaalis bu bëre ñun ñooy jël suñu poche bu ñu soxlaa dem jël taxi ñu jëlal suñu bopp dem taxi dañuy cotiser suñu bopp te kenn ku bokkul ci collectif bi amoo droit jox ñu xaalis bëgguñu ko. parce que bëgguñu dugg ci affaire yooyu parce que kuy xeex dara doo ci dugg di ci dem ba di ñu la ciy jox ay xaalis ak yooyu nga koy bànneexoo. xale yi dañu war a vraiment bàyyi di nekk ci seen kaw di lekk xaalis ci seen kaw ak yu kenn xamul léegi nag li ma wax noonu. am na ONG vraiment yu bëree yoo xam ne yi sincère nañu daal. ñu ngi def li ñu mën. vraiment amuñu sax budget bu doy ak yooyu mais am na ci ñu bëree ñoo xam dañu naafeq dañuy jël xaalis bi def leneen ak ñoom ak moom wala ñu def ci tuuti kese. li ci des ñu koy vivre moo tax am na ONG yu bëri yoo xam ne boo waxee ay affaire du stop mendicité dañ koy saboter parce que bugguñu mu arrivé. mais ak situation boobu noonu est-ce que du ñoom it bokk nañ ci ñi nga xamante ne dañuy bloquer loi pour stopper la mendicité fii ci suñu réew. ci la ñu bokk parce que ñoom de toute façon dañuy dem ci ay réunion yeeg séminaire yeeg yooyu. Voilà dañuy perpétuer daal affaire bi c'est-à-dire que dañuy def semblant
que bëgg nañ def dara mais boo ci duggee bu baax dañuy jéem a saboter même ñun bi ñuy defee stop mendicité au début am na ñu ñëw ñoo xam ne da ngay gis clairement que ñoom ça intéressé wu leen ñuy arrêter kii bi parce que dañuy yàq daal. dañuy ñëw ci réunion yi di opposé wu ci pour tout naan comprendre ñu ak yooyu di jéem a yàq. donc il faut faire attention à ça. léegi mais am na quand même ay ONG yu bëri yoo xam ne dañu sincère ñu ngi def li ñu mën vraiment ñu ngi def li ñu mën. waaw mais ñi ci ëpp dañuy accuser maître coranique yi. man maître coranique yi accusé wu ma leen parce que am na si ñoo xam ne ñi sincère nañu itamit mooy ñi ma la wax rek parce que maître coranique mënoo wax maître coranique ñi nga xam ne ay criminel lañu. c'est pas pareil bokkul man bi ma nekkee jeune à Louga. bi ma nekkee xale maître coranique yi dañ daan yónnee taalibe yi ñuy yelwaan ci kër yi mais heure lekk lañ daan yónnee heure lekk lañ leen daan yónnee ñu ñëw bu ñu ñëwee ñu jox leen ku ci nekk kër gu nekk da nga amoon ñaari taalibe wala ñett yooyu jàppale bu ñu lekkee ñu delluwaat jàngi donc est-ce que criminels yi nga xam ne dañuy bàyyi xale yi de 6 heures du matin à 22 heures ci mbedd mi est-ce que ñooñu mérité nañu turu maître coranique loolu laay laaj parce que maître coranique tur la boo xam ne dafa diis. ñi nga xam ne ñi ngi koy pratiquer dëgg di jàngal xale yi dëgg ñooñu am na si ñu bëri sax ñoo xam ne dañu contre mendicité bi parce que keroog demoon naa ci émission Tunkara ak benn maître coranique boo xam ne ñoom sax dañu ne woon dañu bëgg bokk ci stop mendicité parce que ñoom ils sont contre la mendicité dañ ko contre ba pare nu mu tuddati dañu bëgg ñu gaawantu def daara moderne yi donc loolu laay ñaani tamit état bi di ko ñaan président de la République bindoon nañ ko fi benn lettre ouverte ñun waa collectif stop mendicité ñu ne ko pour mu accélérer cadence bi pour def daara moderne yi ñu wax parce que boobu tamit ñi ngi koy wax depuis ay attaques at te mënul fexe ba génn donc am nañ ay maîtres coraniques yoo xam ne dañu ànd ak ñun ci affaire boobu moo tax il faut faire attention ci tur yi ñuy jox nit ñi ñeneen ñi ay criminels lañu duñu ay maîtres coraniques de pour man criminel est-ce que ëppul c'est pas trop dire ëppul parce que dañuy ils font de la traite d'enfants am na kuñ fi jàppoon benn car buñ fi jàppoon ak 50 enfants ñu jóge Guinée ñëw pour loolu am na ñoo xam ne ñi vraiment mérité nañu terme criminel parce que dañu ñëw indi xale yi pour les faire mendier exprès et rien d'autre tey jii la ma sama kenn doon wax ne ma Géejawaay la dëkk dañuy ñëw louer ay kër yu bon yoo xam ne kenn bëggatu ko louer ci àddina bi en fait dafa inondé dafa lii dafa la insalubre ñu ñëw indi ay xale yu bari dugal ci ay conditions yi xale yi nekkee ci yooyu moom vraiment c'est grave donc pour man ñooñu ay criminels lañu parce que dañuy jël ay xale di leen réduire en esclavage pour man loolu il faut dire les mots niñ ko mën a waxee tu vois donc pour man maître coranique c'est un titre qui se mérite maître coranique da nga am looy jàngal xale bi am loo koy bañal am loo koy kii donc mënuñu jaxase itamit yëpp boole ko mais maître coranique yi seen bopp ñoom gis nañu situation bi am na ci ñu bëri ñoo xam ne ils sont contre. mais yaakaar nga carrément que ni mën nañu interdire li ni mendicité fii ci Sénégal. mendicité des enfants. waaw des enfants j'espère en tout cas man loolu laa yaakaar maa ngi koy yaakaar bu baax a baax ñi ma àndal ñëpp ngi koy yaakaar bu baax a baax ay maîtres coraniques yu bëri ngi koy yaakaar bu baax a baax par exemple maîtres coraniques yi ma lay wax ñoom dañu am association boo xam ne dañ ko tuddee association pour les daara modernes ñoom ay 500 yooyu lañu ci biir ay téeméeri maîtres coraniques yoo xam ne dañu ne ñoom dañu contre mendicité te ñoom ci seen bopp seen ay xale duñu mendier donc am na ci ñoo xam ne vraiment bu leen état bi joxoon moyens yi ñu def ko problème bi mooy état bi toujours ñu ngi dellu ci état bi xam nga parce que état bi bu fekkee ne woon ne def na li mu war a def am na maîtres coraniques yoo xam ne bu ñu bàyyee seen xale yi ñuy mendier c'est parce que amuñu beneen moyen am na ci ñu sincère
donc ñi nga xam ne sincère yu ñu ñoom dañuy profiter ci situation bi. mais dégg naa vraiment xaalis bi ñuy gagner par mois dafa bëri ay milliards. def nañ ci benn étude récemment voilà def nañ ci benn étude wane ni lu toll ci 2 à 3 milliards la ñuy gagner par mois ci affaire bi kon fonds de commerce bi nga doon wax dëgg la. dëgg la moo tax ma ne nag léegi man maa ngi woo askan bi di leen wax ñu bàyyi joxe xaalis loolu bis buñ ko arrêté affaire bi dina gën a arrêté parce que xaalis bi moo leen ci intéressé xale yi léegi dañu organiser wu sax ci affaire boobu c'est-à-dire que ñoom boo leen joxee lekk ñu jaay ko man moo tax ku may jox lekk damay taxaw sama kanam nga ubbi ko lekk ko sama kanam bu du loolu dañ koy kii jaay léegi dañuy bu ngoonee dañuy dajale seen suukar yi ñu leen jox yépp ñu dajale ko dem jaay ko dégg nga am ci xaalis pour joxe parce que bu ñu leen ko joxulee xaalis dañ leen di dóor. yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi ñun sénégalais yi ñun ñoo war a bàyyi joxe bi parce que boo continuer di joxe kon affaire bi day continuer trafic la. trafic la moo tax may utiliser mot criminel. léegi dégg naa sax même bu ñu amee tey 1000 francs dañu am seen ay boutiques yu ñuy dénk yeneen 500 yi. joxe 500 tey bu subaa ñu mën a bu fekkee ne amuñu lu doy ñu mën a ko mottali xam nga xale yi léegi après dañuy muus daal. di def noonu. mais il faut vraiment que ñu tere ko que état bi tere ko état bi daal moom la. moom la tey jii xam nga bu fekkee ne woon François Mitterrand ma ne ko François Mitterrand sax Hollande. dafa waroon ñëw suba xam nga ñoom dañuy ñëw nettoyer dëkk bi yëpp dootoo gisati benn taalibe. dootoo gisati benn mendiant. donc état bi lu ko neexul du am ci dëkk bi bu ko neexee tey jii mën na ko interdire ba pare fexe ba dootuñu ñëwati ci mbedd mi dañ ko bëggul. mais buñ leen génnewee fan lañ leen di yóbbu yooyu la xale. man daal li ñu wax ñun ci collectif bi. dañu ne ñun bu fekkee ne tere nañ ko. après bu état bi bëggee am na ñu bëre ñoo xam ne am nañu ay solution yi état bi xam nañ ko lu yàgg a yàgg. parce que yàgg na ñuy def ay groupe de travail ak ay préconisation dossier yaa nga bëree ci état bi ba nga ni lu mu doon solution yëpp a ngi foofu ñun bu fekkee ne tey di dañu interdiroon pour def mesure après interdiction. mën nañu toog jàppale état bi ñun ñëpp association yi jàppale état bi ñu xam ni ñuy def parce que xale yi boo leen delloowee seen waa kër mën nañu itamit jéem a financer seen waa kër mën nañu itamit financer daara yi man je pense que am na xaalis yu bëree yu ñuy def fu bëree foo xam ne fii amu fa utilité ñu def ko ci xale yi nga xam ne ñooy suñu àddina ñooy suñu suba daal xam nga xale yi fi mu nekk nii suñu avenir la ñuy hypothéquer xale yi ñuy bàyyi nii ci mbedd yi mu bëre nii suñu kaw bu subaa suñu avenir dana doy waar donc loolu la ñu war a jóg état bi am na ay xaalis yu bëre yu muy def feneen ak feneen yoo xam ne mën na ko def ci loolu il faut que mu def ko ci loolu ñun citoyens yi en tout cas loolu la ñuy laaj état bi na état bi jël suñu xaalis bu fekkee ne ñun am nañ ci voix bu ñu mën a wax ñu jël suñu xaalis ñun en tant que état sénégalais. def ko ci li mu war a def ak xale yi mu war a éduquer. d'accord ñu fàttali ba tey rek ni yéen a ngi suivre seen émission Femme Leader tey ñuy dalal njiitalu collectif Stop à la mendicité des enfants madame Guyaber mu nekk rek problème boo xamante ne bu rëy la récemment wax nga ko sànq. faat nañu taalibe Thiès faat am na benn taalibe boo xamante ne itam dóor nañ ko ba mu dee loolu bi nga ko yëgee lan nga ci ressentir. mer bu mag a mag dama mer mais mer boo xam ne bii mer bu xaw a kii daal xaw ma nu ñu koy waxee désespoir c'est-à-dire que mënuma sax nettali mer bi. dama dugg ci Facebook après ma bind fa benn statut boo xam ne vraiment dama doon saaga nit ñi sax quasiment parce que sama xol dafa jógoon bu baax a baax bon léegi de toute façon plus ñuy dem plus muy am ay faits divers yu mel noonu ci ay taalibe parce que taalibe yi ñoom la ñu moins protégé ci société bi taalibe ku ko def dara risqué wuloo grand chose presque parce que amoon na fi benn temps bu yàggul ni ay weer
Saint-Louis dafa amoon benn maître coranique boo xam ne dafa jëloon xale bi mu takk ko carrément kii nu mu tuddati esclave. takkal ko ay chaînes carrément pour kii ko séquestrer ko xale bi mu rëccee ba dem dafa rëcc ak chaînes yi dem ñu fote ko ak chaînes yi ak yëpp léegi association bi ko recevoir foofu porter plainte ak yooyu ba waa ji ñu jàpp ko mais biñ ko jàppee ñaata lañ ko jox ci kii 6 mois 6 mois ferme rek la am 6 mois ferme. dafa ndaw dafa ndaw quand même boo maltraité xale ba pare nga am 6 mois ferme xanaa ku sàcc dara lu tuuti sax 6 mois ferme ngay am. loolu mooy problème bi. donc il faut que ñuy punir plus les actes yoo xam ne yi dañuy toroxal ak di tumuranke ak di rey taalibe yi dañu war a gën a protéger. bu ñu jëloon ay ñu mel noonu di leen tëj ak des sanctions exemplaires bon yëf yi dina changer. kon droit des enfants fii ci Sénégal respecté nañ ko. non respecté wuñu ko droit des enfants en général respecté wuñu ko et puis des talibés encore moins de toute façon loi yaa ngi fi pourtant. mais dañ ko appliqué wul. et puis bon il faut dire aussi que religion bi dafa am benn poids. donc poids bi peut-être que loolu mooy empêcher que ñuy appliquer loi yi comme il faut. parce que donc du ñu bëgg ñu leen di xas walla di wax naan que affaire religion la te pour man loolu du affaire religion parce que bu doon affaire religion dëkk yi nekk islamique yëpp ci àddina bi. dañ koy def est-ce que yéen gis ngeen ay talibé yu yelwaan Arabie Saoudite est-ce que gis ngeen ko ci ay dëkk yu mel ni ay Iran ak yooyu gisuma ko donc pourtant ñooñu ay état islamique la ñu. donc même maître coranique bi ma àndaloon ci émission Tunkara bi. daf ko doon wax l'islam n'a rien à voir avec ça. il faut que ñu dugal ci bopp askanu Sénégal ne loolu du islam bokkul amul benn affaire bu ñu ko mën a booleek ak islam. surtout que islam boo ko déggee bu baax dégg yi ñuy wax ci islam xale waroo ko toroxal waroo ko tumurankeel waroo ko rey c'est clair. donc il faut que sénégalais génne loolu ci boppam ne islam moo di ko boole ak islam bokkul ça n'a rien à voir. mais ñoom li ñu gis moo di daara yi ak jàng alxuraan ci islam la bokk. waaw mais même bu ci bokkee il faut que état bi financer leen wala dara ak itamit niñ ko doon pratiquer bu njëkk man bi ma nekkee xale à Louga niñ ko daan pratiquer bokkatul ak léegi donc il faut que ñu légiférer il faut que état bi def ordre foofu parce que itamit ku jóg tey ne moom maître coranique la jël benn kër bu mag bu bon dem def ci ay 100 xale loolu il faut que état bi jóg ci loolu criminalité la du affaire u islam du affaire u maître coranique yi nga xam ne ñu ngi jàngale dëgg-dëgg ñu war leen a jàppale dem xool seen kii contrôler xam ne ñi ay maître coranique dëgg lañu il faut que ñu ràññee maître coranique yi ak criminels yi. loolu dina métti de. waaw mais il faut ñu def ko moom ñu ngi ci pourtant de parce que loi bi ñuy préparé noonu pour moderniser daara yi. loolu la ñu ci wax yooyu yëpp wax nañ ko ci. donc léegi loolu la ñu bëgg loi boobu mu gaaw génn parce que même maître coranique yi dañ ko yàkkamti parce que ñoom yàkkamti nañu yëpp leer parce que fi mu nekk nii ñoom ñeneen ñi nga xam ne ay criminels lañu dañuy yàq seen der yi parce que bokkuñu ñii dañuy jàngale alxuraan ñee jàngalewuñu dara. dañuy profité kese tu vois. projet modernisation daara yi yaakaar nga ni loolu mën a nekk solution bi. pour man mooy solution bi pour ñu ci bëre daal moom la ñuy xaar fi mu nekk nii vraiment dañ koy xaar parce que mais yàgg na itamit il faut que état bi accéléré ko parce que loolu dafa yàgg bu ñu koy wax ak léegi dafa yàgg solution yi bi ñu leen di wax ak léegi dafa yàgg
léegi nag lan moo tax duñ ko appliquer gaaw nañ ko gaaw a appliquer ngir yàlla. mais bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi li tax mbir yi yàgg ci wàllu modernité daara yi refus dafa am fenn ci côté maître coranique yi. ak ñenn ñi nga xamante ne bëgguñu ñu appliquer yéen. du loolu man je pense parce que bon man après à chaque fois damay gis ci presse bi ay affaire après damay woo maître coranique ma laaj leen. léegi liñ ma wax ñu ne ma que tamit état bi moo ko moom moo leen. nu mu tuddati dafa def ay affaires yoo xam ne kii wu leen daal seetu leen ràññewuñ ko ak ñoom. waxtaan ci ak ñoom voilà amul concertation. donc am na si yoo xam ne dañu ñëw ne leen mi ngi affaire baa ngi nii ñoom tamit am na si yoo xam ne d'accorduñ ci woon ñu di ko contester bon biñ ko contester bu yàggul y a quelques mois. la leen gouvernement bi ne leen ok léegi nag bon dem leen ngeen xool seen biir ngeen concerté wu yéen seen biir. après ngeen dellu si wax ñu leen li ngeen bëgg. donc loolu dañ leen wax ne leen ngeen dem région bu nekk ngeen def seen concertation après ngeen yónnee benn représentant ci région bu nekk ngeen ñëw Dakar ngeen def concertation nationale bi. léegi concertation nationale bi rek a ci desoon xaw ma nagam def nañ ko ci temps yi am déet. mais bi ma ko laajtee y a 2 mois dañ ma ne woon normalement war nañ ko def ay juin xaw ma juillet yooyu donc loolu rek a ci desoon pour ñu mën a kii daal nu mu tuddati harmoniser seen vue yi. mais tamit état bi c'est vrai que il faut que itam muy concerter nit ñi bon maintenant waxuma ne. am na ay pression yoo xam ne yi day jóge itam ci xëy na ci ay yenn maîtres coraniques yi parce que foo gis rek dafa am ñoo xam ne ñii dañu sincère am ñoo xam ne ñii peut-être sincère uñu mais en tout cas man ci li ma ci xam itamit état bi moom moo amoon tort parce que dafa def ay yu bëreem ñëw teg ko bëgg ko imposer te booy def yu mel noonu il faut que ngay concerter ak nit ñi. voilà donc man maa ngi def benn appel bu mag a mag ci pour état bi pour maître coranique yi pour ñëpp pour ñu booloo ñu régler problème bi benn yoon que xale yi génn mbedd mi vraiment loolu mooy sama vœu bi gën a cher. loolu buñ ko mënoon a def vraiment dinaa fier trop. ci Sénégal ak ci mbiru Sénégal parce que xale yi ni mu def nii man daf ma rusloo. mais loolu nekk na benn problème mu xale yi nekk ci mbedd mi ndax ñi ci ëpp ci sous-région bi la ñu wax ni foofu la ñu jógee. waaw loolu la ñu wax moo tax ma ne la nag am na trafic parce que ñi nga xam ne dañu jóge ci sous-région bi ñooñu luñ fi wut si bu dee xale yi Guinée la ñu dëkk. nañ toog Guinée li tax ñu leen di indi ba Sénégal xëy na parce que Sénégal dafa laxiste c'est ça donc booy traverser frontière ak ay xale di leen indi ba fii c'est que am na benn affaire boo xam ne bii leerul parce que bu fekkee ne woon ne pour jàng arxulaan rek la Guinée am na ñu fay jàngale arxulaan donc loolu moo tax donc li tax ñuy ñëw ba fii c'est ça qu'il faut se poser comme question donc pour man criminalité la mafia organisée ñëw pour exploiter ay xale foo xam ne fii du seen dëkk. le mal est profond là. le mal est profond tu vois donc là il faut vraiment que état bi jóg ci loolu parce que criminalité ci mission am la bokk protéger xale yi ci mission am la bokk financer ay écoles yoo xam ne yi ñëpp waa Sénégal dañ ko bëgg ci seen mission la bokk il faut que ñu xool loolu yépp seen mission la bokk. au lieu ñuy signer ay convention de protection des enfants te duñ ci def dara. il faut que ñu jóg ci loolu il faut que ñu jóg ci protection contre la criminalité de la traite des enfants il faut que ñu jóg ci contrôler ak réglementer le secteur des daara. il faut que ñu jóg ci financer ñi nga xam ne ñi mérité nañ ko. il faut que ñu financer daara yi nga xam ne mérité nañ ko. am na ay daara yoo xam ne dañuy débrouiller seen bopp man ki ma àndaloon keroog ci émission bi ma la doon wax. kooku benn xaleem du mendier et il est là depuis 18 ans donc dañuy débrouiller c'est pas normal itam bu fekkee ne am na ñoo xam ne ñii dañuy def vraiment seen travail di jàngal xale yi dëgg-dëgg subvention war na ci am.
d'accord ba tey rek yéen a ngi nekk ci seen émission femme leader ñuy dalal rek waa association Stop à la mendicité des enfants mu di madame Guyabert ba tey pauvreté bi également bokk na ci. waaw oui ci askan bi dañoo neexul ba neexul mais dañoo ndóol moo tax ñu ci bëri dañuy wàcc ci mbedd bi dem yelwaani ji aussi day xaw a métti itam pour ñu mën a bàyyee affaire yi noonu. moo tax ma ne xale yi rek la ñu war a interdire man vraiment sama yoon nekkul ci mag yi ñi nga xam dañuy yelwaan te gis naa ne Sénégal nekk nañ ci état boo xam ne mënuñu ci bañ a mendier loolu mënul nekk man moo tax ma ne. bi ñu interdire mendicité yëpp vraiment dañ ko waroon a ràññee interdire xale yi ba pare. parce que xale yi la ñu war a protéger. mag yi amuñu ay subvention amuñu ay comme ci yeneen dëkk yi ay nu mu tuddati des trucs par l'État ak yooyu amuñu ko. ay aide waaw ak ay aide donc c'est vrai que même parents yi joxe seen doom yi xëy na itam dañu amul lu ñu leen nourrir ak bëgg tamit ñu tekki leen dara di leen yónnee ay xaalis ak yooyu fin du mois. donc c'est vrai que cause bi gën a kii comme ni nga wax. pauvreté bi la c'est vrai. mais naka la xale mënee di yónnee lii di parent wam xaalis également. xale bu ndaw muy yónnee parent wam xaalis mu toog di ko seetaan defe naa ne que du ñoom ñoo koy yónnee directement seen ñi ñu nekkal la c'est-à-dire je pense que dañuy am entente ak parents yi jël seen doom fin du mois maan bu mag boobu ñuy gagné ñu yónnee leen ci tuuti je pense que loolu noonu la demee man xaw ma nag exactement naka la demee man ci enquête bi laa liire loolu. ñu nekk am na parents yu bari yoo xam dañ leen di yónnee xaalis itam fin du mois mais je pense que ki jiite xale yi ñoo koy yónnee parce que man en fait je pense que par exemple boo nekkee Guinée. bëgg jël sama doom dama la naan waa mais d'accord mais bu fin du mois est-ce que mën nga ma yónnee laa ak lii wala peut-être que loolu la je sais pas. xawma dossier boobu nag bu baax a baax pour affaire yónnee parents yi noonu. mais en tout cas maa ngi ko lire ci journal bi comme yow. et vraiment ça m'a choqué. mën na choqué parce que nekk na lu doy waar bu xale bu ndaw demee bay war a mën a yónni lii di parent am xaalis alors que liggéeyul deful dara fan la koy jëlee mooy nekk ci mbedd bi loolu itam du la responsabilité parentale mais loolu mooy complicité bi entre ñi may wax naan ay criminels lañu ak parents yi ngi leen koy jox xale yi ça veut dire que traite des enfants la ñoom ñaar ñëpp dañuy jël seen doom yi pour des esclaves c'est ça il faut dire les mots. Il faut dire clairement les mots. Donc c'est ça le problème. Pour man daal loolu la muy noonu. Yéen seen association face à toute cette situation là lan ngeen di poser concrètement comme acte. Alors ñun en fait suñu objectif c'est vraiment on vise l'État. C'est-à-dire que pour nous c'est un problème politique. C'est-à-dire le jour où l'État prendra la décision politique de faire quelque chose, il le fera. Donc ñun dañuy def pression au niveau de l'État pour mu def li mu war a def. Donc on est dans le terrain de la sensibilisation di wax pour que nit ñi xam ne normal ak yooyu parce que en fait bu ñu bàyyee noonu ñi ONG yi ñi ngi leen di solal di leen may ñu lekk ñi def ni ak yooyu mais kenn du fi nekk di yuuxu di wax naan lii normalul donc ñun loolu la ñu gën a def comme objectif ak comme mission suñu mission loolu la. Donc dañuy def ay manifestations yu bëri def nañ ci ay 4 wala 5 yooyu depuis bi ñu commencé en 2014. demoon nañ itam ci le forum social africain bi nekkoon à Dakar en octobre amoon nañ fa stand. Africains yu bëree dañu ñëw seet si ñun on a les mêmes problèmes donc même waa Guinée waa Mali ak yooyu yëpp dañu bëgg màngoo ak ñun pour def benn kii bu gën a magati. Et puis itamit bindoon nañ fi une lettre ouverte au président de la République ci presse bi yëpp génnoon na fi. pour wax ko liñ koy wax donc ñun en fait ci terrain boobu la ñu gën a situé wu daal.
donc même bu ñu invité ci ay colloque ak ay yooyu ñun bëgguñu dem parce que dañu ne bu ñu demee dañuy noyé daal kii ñu boole ñu ci loo xam ne li day ronronné rek depuis des années te bokkul donc ñun loolu la ñuy gën a def daal. Est-ce que da ngeen di dem également rencontrer ñi nga xamante ne ñoo di parents yi mais aussi ñi di acteurs yi maanaam yenn maître coranique yi nga xamante ne moom ngay taxé de criminel. Ah man mënuma dem di rencontrer ay criminels quand même par contre maa ngi rencontrer ay vrais maîtres coraniques ñi nga xam ne ñii duñu ay criminels ñoom dañuy def li ñu mën. mais sensibilisation bi dina doon porter également boo leen gisee. Le problème c'est que criminels comment on peut rencontrer des criminels ils vont pas accepter qu'on les rencontre ñoom seen li ñuy def bëgguñu ñu ci boole. Parce que li ñuy def ñoom bëgguñu sax nit ñi xam ne ñu ngi fii wala ñu ngi def yenn yi parce que même Guédiawaye dégg naa préfet bi day démanteler des fois des faux daara y en a plein donc bon voilà man en tout cas ce qui est sûr c'est que par contre maître coranique yi ñu ngi dialoguer ak ñoom ñi nga xam ne ñiy bëgg nañu yëf yi avancé affaire daara moderne yeeg yooyu ñu ngi dialoguer ak ñoom di leen woo keroog bi may dem benn émission dama ko ne kaay ñu ànd comme ça nga wax leen bu baax ne leen lii jaaduwul te yow maître coranique la boo ko waxee dinañ la déglu dégg nga donc ñu ngi ci loolu parents yi ñun dañu bëggoon def ay kiiwu sensibilisation mais bu ñuy def suñu manifestation yi par exemple dañuy distribuer manifeste bi ñëpp autour daal bon c'est vrai que moom laa doon wax sànq parents yi mënoo dem di fëgg ci kër gu nekk di wax ak ñoom surtout que bon ñi nekk Dakar c'est pas ñoom ñooy joxe seen doom yi. ñi dëkk ci àll bi ñi sore yeeg ñooy gën a joxe seen doom mais loolu mooy paradoxe bi ñi nekk Dakar duñu joxe seen doom yi te xale yi Dakar luñ gën a bëree. voilà mu noonu moo tax nag ñu ne jógewuñu fi. ñu am na ci ñu bëre ñoo xam ne dañuy jóge ci àll bi wala ñuy jóge ci ay sous-région bi donc loolu la il faut vraiment que état bi def ordre ci loolu parce que ay xale ñu jëlee leen ay Guinée wala Mali di leen indi fii di leen tumuranke loolu c'est pas normal il faut que état bi jóg ci loolu. donc moo tax ma ne laan ay mafia ak ay criminels parce que ñooñu defuñu fi jàmm daal indiwuñu fi jàmm defuñu fi jàmm. te defuñu xale yi jàmm te traité wuñ leen bu baax. donc c'est de la criminalité. te la loi interdit ça c'est-à-dire que dans la loi qui interdit la mendicité il y a aussi la loi sur la traite des personnes etc. La traite des enfants loolu yëpp c'est puni par la loi mais de façon très sévère normalement donc nañ buñ ko appliquer woon tey léegi mu changer il faut juste qu'ils appliquent la loi. dem nga ne ba ne quelque part où fu ma la lire wax nga ci ni sax bu ñu jàppoon tey benn maître coranique wala ñaar. dinañ doon changer affaire yi. dinañ changer bu ñu defoon ay exemple jël ay nit ñoo xam ne ji dañuy def lu bon xale yi jàpp leen wan leen dëkk bi wan leen askan bi ne leen kii dafa def lii ak laa jàpp nañ ko te dafa te dañ koy def prison buñ ko defee ñaar ñetti yoon nit ñi danañ commencer réfléchir problème bi mooy duñ ko def. Enfin man en tout cas li ma ciy dégg barewul ci ñuy jàpp ak yu demee noonu. bon donc il faut que ñu gën ko defal publicité bu ñu ko jàppee ñu gën a wane exemple bi. voilà. d'accord defe naa ni temps bi ñu amoon jeex na juste rek bàyyi la nga wax sa kàddu bu mujj mais également appel bi nga mën a lancer ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay déglu. en tout cas man li may ñaan askanu Sénégal mooy vraiment. ñu sànni seen xel ci xale yi ñuy xool loolu bañ leen joxati xaalis bu ñu leen gisee bu ñu leen yërëmee bëgg leen jox lekk ñu jox leen lekk mais ñu lekk ko seen kanam bon ñu jox leen i tamit kii daal cër may leen cër bañ leen di leen jànni ak di leen saaga wala di leen dàq loolu tamit rafetul ak ay xale rek lañu waaw léegi nag bu fekkee ne loolu dañ ko def bañ a joxeeti xaalis bu dëkk bi yëpp màngoo woon bañ a joxeeti xaalis doo déjà loolu dina arrêté. bu ñu bëggee joxe nañ dem ci daara bi directement yow boo xamee daara bu nekk sa wetu kër boo xam ne bii maître coranique bu sincère moo fa nekk te day jàngal xale yi lu bu baax. jëlal sa xaalis di leen dem di leen jox foofu directement jëlal sa saaku ceeb di leen ko yóbbul wala boo toggee sa laax nga yóbbu ko fa wala nga dem ci mosquée wala dara.
nañu bàyyi vraiment di jox xale yi xaalis ak yooyu man loolu rek laa leen di ñaan léegi tamit maa ngi wax ne que tey dañuy daje normalement parc de Hann ci après-midi bi pour ñaan ak recueillir ci victimes yi jóge ci enfants mendiants yëpp daal donc bu fekkee ne mën nañu rejoindre parc de Hann tey ci à partir de 15 heures yooyu mais xale yi fanaan ci mbedd bi bokk nañ ci seen cause ñun en fait enfants mendiants la ñu wax ñun xam nga ñun taalibe sax du suñu wax ñun doo dégg sax ñu wax taalibe gis nga suñu manifeste bi benn mot taalibe nekku ci bëgguñu moo tax même maître coranique ak yooyu man du ma ko faral di wax sax man parce que man moo tax ma ne criminel parce que am na ay maître coranique yoo xam bokkuñu ci affaire bi donc man enfant mendiant laay wax il faut que ñu interdire xale yi di nekk ci mbedd mi taalibeek yëpp a ci yem man taalibe du sama wax te ñun stop mendicité du ñu wax sax ba tudd taalibe en général du ñu wax ba tudd maître coranique parce que pour ñun enfance problème de protection de l'enfance là donc c'est vraiment les enfants mendiants ak ñi nga xam ne comme ngay wax naan dañuy fanaan ci mbedd yeeg yooyu en fait un enfant sa place n'est pas dans la rue dégg nga donc vraiment stop à la mendicité des enfants stop à la souffrance des enfants mendiants la place des enfants n'est pas dans la rue la protection de l'enfant est un droit donc nañu appliquer droit yi xale yi dem jàngi que ce soit au daara que ce soit à l'école française mais nañu dem fenn jàng bañ a bàyyi mbedd mi loolu mooy sama dernier kàddu ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom mi nga xamante ni moo di madame Ulo Guyaber moom moo jiite collectif stop à la mendicité des enfants moom la ñu amoon mbégte tey di ko dalal ci seen émission Femme Leader ci Soxna FM Dakar baatu jigéen yi di leen jaajëfal yéen itam ci teewlu bi di leen dégg nag ab daje dibéer bi di ñëw ak beneen jigéen jërë ngeen jëf.